jàmmi boom maa ci xam dara lépp lu yëngu yow la ñoo koy jiiñ yëguloo fekke woo ñu fent wax yu ñaaw amba ba mu bari. suñu jógee ci kaw viol boobu dañuy dellu soit ci ayu bés yi xam ngeen ni tàngoon na lool diggante mairie Mermoz Sacré-Cœur kii di Barthélémy Diaz nekk candidat à la mairie de Dakar bokk ci coalition Yewwi Askan Wi ginnaaw bu mu joxe woon rendez-vous ay soppeem ay nitam foofa ca Petersen ne day def doxantu dem seeti ji ay soppeem ay fansam xam ngeen ñi ngi jëm ci ay élection locale souvent politiciens yi dañuy bëgg di génn di wax ak seen ay militants pour distribuer ay flyers ginnaaw loolu nag bi mu génnee waa police su jëppal teg ko loxo mu am benn altercation boo xamante ni amoon na digganteem ak police su jëppal ba ñu jàpp ko teg ko loxo yóbbu ko ca camp Abdou Diassé ginnaaw loolu ay waxtu lañ ko libéré waat ginnaaw bi ñu ko libéré gis nañ ko mu def benn point de presse taxaw ñaawlu liñ ko def en tout cas Sénégal la ñu nekk Barthélémy Dias opposition la bokk donte candidat mairie Dakar la élection yi jot na campagne électorale jotul kenn amul sañ-sañ pour génn di def campagne électorale wala di def propagande mais am nga sañ-sañu ni ko Khalifa Sall waxee nga wax ak say ñooñ def ay doxantu dugg ci biir quartier yi soit par l'image soit par oral maanaam waxtaan ak ñoom nii soit par flyers maanaam par image nga jël ay flyers teg ko nee na loi moo leen ko may mais tey loi day tere ngay def propagande ay manifestation di génn waaye Barthélémy Dias nag nañu jàpp ni que man personnellement ci sama analyse donte warul def manifestation te amul autorisation génn mais kenn waru ko woon jàpp ndaxte li Barthélémy Dias Amadou Ba def na ko ak ay sono génn dem Sandaga wër fépp def propagande bu mag teg police jàpp ko kenn téyew ko kon donc comme Amadou Ba déréglé na aux loges de la loi Barthélémy Dias su ko defee tamit kenn waru ko woon jàpp mënoon nañ ko bàyyi mu def doxantoom donte policiers yi su dee wóoru leen ni que affaire bi dina dégénérer wala dina indi tension ñu topp ci ginnaaw ma koy oto ba nga xamante ni dina lay dégénérer ñu téye ko mais quant à jàpp bi ñu ko jàpp boobu ñun ñu ngi koy ñaawlu nanguwuñu ko ndaxte état de droit la ñu wax nee naa leen ñu nekkul ñu fi ma sàmba nekkul ñu fi ma demb dëgg lañ fi nekkal mën nañ jàpp daal Barthélémy Dias ñun suñu xalaat bu gàtt jàpp biñ ko jàpp arrêté manifestation boobu nga xamante ne génnul sax ci commune bu mu nekk muy Mermoz Sacré-Cœur dañ ko tooñ lu tax ñu tooñ ko nag ndaxte dafa am ñeneen ñoo xamante ni ñu ngi bokk ci pouvoir bi bokk ci état bi gis nañu ñu koy def te kenn téyewu leen donc Barthélémy Dias tamit am na sañ-sañ dem doxantu Petersen waxtaan ak ay nitam ba tey ji xool leen image yi nga xamante ni Amadou Ba def na ko ñu dellu si waat kon yaakaar naa ni ñoo ko seetaanandoo muy image yi nga xamante ni Amadou Ba nekk APR moom ci boppam def na li nga xamante ni sono la jël génn biir Sandaga def doxantu ñëpp wër ko mu def ko yoon téyew ko police téyew ko kenn terew ko Barthélémy Dias bëgg ko def ñu téye ko en tout cas foofu nag duñ ci ànd dañuy gis ni que benn injustice dal na ci kaw Barthélémy Dias en tout cas Sénégal na ngeen xam ne benn bopp la kenn mënu ko xaar ñaar ñoo ko moom que justice soit faite pour tout le monde amul justice bi dagan na pour ku nekk APR justice bi daganul pour ku nekk à l'opposition ñoo ngi jëm élection ku nekk na natt boppam en tout cas Barthélémy Dias téye bi ñu ko téye waruñu ko woon téye ginnaaw loolu nag Barthélémy Dias def na point de presse mais point de presse bi tamit indexé na ci kii di commissaire u jëppal dem na ba koy tuumaal ne musul gis commissaire buy sàcc portable en tout cas doy na waar en tout cas am nay kàddu yoo xamante ni tamit Barthélémy Dias est-ce que am na ay preuve que commissaire da doon sàcc portable la parce que suñu demee ba commissaire bi war a jàpp ñiy sàcc portable commissaire su demee ba nga xamante ni moom moo war a téye nit ñi ñu koy accuser moom moo sàcc portable en tout cas procureur su dee loolu amul na jóg porter plainte kii di Barthélémy Dias pour affaire bi leer ci bopp askan wi en tout cas Barthélémy Dias moo wax am na fu mu ko teg commissaire bi tamit soxla nañu mu leeral askan bi ci lu jëm noonu ndaxte Sénégal nee naa leen dëkku loi la nul n'est au-dessus de la loi nañu xool nu ñuy gérer réew mi ñu àndandoo ci mais ay propos Barthélémy Dias tamit askan bi ñi ngi ñaan aussi mu delloosiwaat xelam xam na ni que Sénégal
dañu bëgg nit ku dal Sénégal dañoo bëgg nit ku posé nee nañu tey Ablaye Wade su ngeen gisee mu def 26 ans à l'opposition violence moo tax mu def ko fa nit ñi bëggoon nañ ko de mais violence bu mu doon utiliser gis nañ ko ba mu jógee foofu dem na ci plateau Papa Ngagne Ndiaye def faram fàcce mais yëkkani fi ay cadre violence parce que tey su taxawee ne su ñëlee mairie de Dakar dina liggéey ak état du Sénégal mais soxlawul Macky Sall alors que Macky Sall mooy président de la République du Sénégal Macky Sall mooy président Barthélémy Diaz fii ci Sénégal mais jàppale ni que Barthélémy Diaz mooy maire Macky Sall ndaxte moom mooy yor mairie Sacré-Cœur Mermoz président Macky Sall tey su soxla woon certificat de résidence Barthélémy Diaz moo ko koy signer mais Barthélémy Diaz mi na jàpp ni Macky Sall mooy président parce qu'il est le chef de l'État parce que su nee chef de l'État parce que sénégalais yi ñoo ko nommé à 58,7%. donc jàppale ni fii ba 2024 c'est Macky Sall le président de la République du Sénégal nga bëgg ko moom la nga bañ ko moom la donc nañu xoolaat discours yu ñuy joxe nañu bàyyi violence bu ñuy génnee nañu bàyyi manifestation yi bàyyi xale yu ñuy génnee parce que à chaque fois manifestation am à chaque fois dara am nañu jàpp ni ñoom seen njaboot kenn du ci loolu askanu Sénégal ñoo ciy loolu ñu yor seen soxla doon ko joxe ñoo ciy loolu koo xamante ni mi ngi doon wuti dépense am moom moo ciy loolu koo xamante ni mi ngi doon jaay wut lu mu lekk moom moo ciy loolu koo xamante ni ay bor mi ngi fees del ci boppam am ay bor yu mu war a fay kooku moo ciy loolu en tout cas na politiciens yi dellu soit seen xel xam na ni que du coowal mbedd du coowal wax politique mooy defar réew ndaxte su doon loolu moo doon defar réew je crois que depuis PS plus de 45 ans Sénégal ci loolu lay dox waaye doxut je crois que ku nekk na développé argument am ñi ngi jëm ci ay élections locales le 23 janvier am na ay campagne électorale yu commencé début janvier ku nekk na xaar ba sa campagne électorale dem nga dem ndànk dem seeti say ñooñ koo war a waxal nga wax ak moom bul indi violence non à la violence du ñu nanguti kuy yëkkati fitna fii ci Sénégal ñun nee naa leen Sénégal ñun ñoo ko moom du ñu nangu tey ngeen taalal ñu ko yàqal ñu ko ba pare jël seen ay doom daggal leen ay billets yóbbu leen à l'étranger à l'extérieur ñun suñuy ay doom nekk fii ci Sénégal di tóolu ngeen lakkal ñu suñuy ay école toj suñuy ay station toj suñuy ay magasin ñi nekkaat fii lépp lu ñu liggéey ñu koy construire dund bi di gën a cher lépp di gën a cher alors que yéen tey am ngeen ay caisses yoo xamante ni mën leen permettre ngeen subvenir à votre besoin sénégalais yi il faut que vous reveniez à la raison je parle au peuple sénégalais nañu delloosiwaat suñuy xel bàyyi violence bii nga xamante ni ñu ngi koy woote tey nag li ñuy bañal Barthélémy Diaz waroon nañ ko bañal Amadou Ba waroon nañ ko bañal keneen suñ ko nanguloo Amadou Ba nañ ko nangul Barthélémy Diaz nangul ko Ousmane Sonko nangul ko képp koo xamante ni mi ngi bëgg a def loolu suñ ko bëggee bañal nañ ko bañal ñëpp kantaa nag kii di le ministre de l'intérieur Antoine Diome moom aussi jël na ay décision jox ko préfet yi nañu interdire lépp loo xamante ni rassemblement la ak manifestation boo xamante ni kenn autorisé wu ko kon ku nekk na respecter loi bi ñoom ñi nekk ci opposition bi ñoom ñooy xeex loi bi kon préfet su interdire loolu parce que état ñoom ñoo yor seen ay renseignements généraux ñoom ñoo xam lan moo ci nar a xew Barthélémy Diaz mën na jël décision ni que damay dem Sandaga mais xëy na état bi am na ay renseignements am na ñu rax ci biir ñoo xamante ni bëgg nañu indi lii te Barthélémy Diaz du ko xam su boobaa nag loolu su amee état dafay jël ay responsabilités lu toog ba mu ne këtt ni jonn muy soog a réagir li fi amoon mois de mars kenn du leen ko mayeeti yow Barthélémy Diaz confirmé nga ne Macky Sall lu mu la waxoon li fi amoon mois de mars dootu fi amati les commandants du gendarme de la gendarmerie les éléments du commandant de la gendarmerie Moussa Fall ils sont plus déterminés aujourd'hui à assurer la sécurité des Sénégalais et de leurs biens kenn dootul nangu ku yàq benn bien képp ku ci jógee sa kër nga ne yaa ngi dem xeex wala manifestation lépp lu la ci fekk yow yaa ko teg sa bopp kon je crois que ku nekk na nga nekk ci la nekk ñu développer Sénégal liggéey Sénégal moo ëpp njëriñ mu doon sortie bi nga xamante ni Barthélémy Diaz defoon na ko ci semaine bi ñu indi leen ci éclaircissement Barthélémy Diaz tamit Sénégalais yi nee nañ na defaraat ay propos d'accord dafa tàng diine d'accord dafa métti mais na xam ne kii di papam di Jean-Paul Diaz tey ministre conseiller Macky Sall la Macky Sall moo ko jox voiture de fonction tey ci xaalisu état wu Sénégal moom lay dundee te mooy waajur bu góor bu Barthélémy Diaz je crois que Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar Barthélémy Diaz il est sénégalais le président Macky Sall il est sénégalais du nigérien du japonais tey yaakaar naa ni Barthélémy Diaz Macky Sall la gën a bokkal donc tey musiba wala safaan su amoon Barthélémy Diaz dafay ñëw dem seeti ji Macky Sall Barthélémy Diaz su amoon safaana Macky Sall dafay ñëw seeti ko bërki démb bi yaayu Khalifa Sall gaañoo Macky Sall dem na ko jaale ji Barthélémy Diaz moo wax ci Papa Ngagne Ndiaye ne Khalifa Sall woo na ko mais ñëwul ndaxte jaale boobu jaale tappale la ak nu mu mënta demee
jóg na pour jaali jokko c'est le président de la République def lu ko kenn Khalifa Sall soo mënee dem nga dem mais bul ci indi ay accusations parce que Sénégal jàmm la bëgg man je te dis Barthélémy Dias tu fais des Sénégalais que je respecte émission bu ma la fekk ngay def damay toog seetaan ko ba mu jeex dama lay dégg parce que damay naan tu es véridique mais parfois bul emporté wu ak sa colère bul emporté wu ak sa haine nguur jarul lenn yàlla su nattoo di que da ngay jiite su nee doo jiite le 1er décembre convoqué nañ la comme ni nga ko defee ne woon nga jox nga préfet le lendemain jeudi da ngay dem marche ji yàlla dogal na dellusiwaat nga sa décision ñu ngi la siy remercier bu baax Sénégal jàmm la bëgg doxal ci tànku jàmm yooyu le 1er décembre demal nga wuyu ji yoon li nga doon tëdd nga ko li ngay xeex maanaam mooy 25 millions yi la nee na nga ko jox ndàmpaay kii di famille Ndiaga Diouf wax dëgg yàlla xool leen naka ngeen koy arrangé ndaxte bakkan bu dem 25 millions mënu ko faj. bakkan bu dem ndaxte tey soo yoroon sa 25 millions bëgg a jëndi bakkan mënoo ko am Ndiaga Diouf tey ku yoroon 10 milliards bëgg ko jëndi mënu ko am kon yaakaar naa ni nañ dellusiwaat xel yi xam ne politicienne bi amul njëriñ te sénégalais yi yeewu nañu xam nañu kan la ñuy dénk ak kan la dul dénk calcul politique bi nag dafa bare tey Khalifa Sall su misé ci yow alors que Soham Wardini nekk mairie Dakar def bilan am lu mu prouvé tey Khalifa Sall ne ci Barthélémy Dias sénégalais yi jàpp leen ni que du intérêt Sénégal moo tax mu def ko du intérêt Dakar dafa bëgg a yeewi boppam parce que xam na ni Barthélémy Dias moo fi sës xaaral ma jiital Barthélémy Dias coow bu ci am ma mën a communiquer pour que man sama amnistie mën a taxaw ma xam fan laa féetee ndaxte Khalifa Sall ba tey jii xamul fan la féetee yoon daf ko tënk xamul mënul bokk élection maire xamul ndax 2024 dina bokk donc loolu moo tax mu choisir Barthélémy Dias calcul politique boobu ngeen di def sénégalais yi da ngeen leen dugal ci politique ba ñu xam seen calcul politique ndaxte Soham Wardini mënta nekk mairie Dakar def bilan yow nga nekk maire tey jii ñuy choisiraat candidat yow Khalifa Sall nga porte ce choix ci Barthélémy Dias kon ñëpp xam nañu sa calcul politique moo tax nga def ko bañul lu ñu la ko nag ni nga defee sa calcul politique bàyyil sénégalais yi tamit def seen calcul par rapport à cela donc muy yeneen kàddu yoo xam te ni yëkkatil nañ leen ci violence yi ñu jëm muy élection yi. siiw du jàmmi borom maa ci xam dara lépp lu yëngu yow la ñoo koy jiiñ yëguloo fekke woo ñu fent wax yu ñaaw am ba mu